ci salle bi te foofu la ñu bëgg a tàmbale dinañu waxtaan ci ñetti pàcc bu ci njëkk mooy li nga xam ne xew na ci biir Yewwi ba tax ñenn ci kilifa Yewwi génn am lu ñu taxawee am lu ñu wax ñaareel bi mooy li xew ci dépôt liste yi ci boppam ñetteel bi nag te moo ñu ëppal yitte ñun mooy li nga xam ne moom la ñuy dëgmal ndax Macky Sall faaw ñu jàmmarloog moom loolu mënul ñàkk loolu moo ñu gën a yitteel fi mu toll nii donc pàcc bu njëkk bi dama bëgg a fàttali nit ñi nii fàttali ko sama bopp fàttali ko képp kuy leader te bokk ci Yewwi Askan Wi waaye fàttali ko askan wi it su dee jar na ko sax ndax dafa mel ni askan wi daf ñëw jiitu ñun ci li nga xam ne mooy mbébét ak projet Yewwi Askan Wi waaye damay fàttali damay joxe benn mandarga liste yi ñu fi annulé bari na te du ay liste benn dëkk du liste benn département waaye liste nationale lépp ñu boole ko annulé ko ne sa parrainage matul pourtant coow li tollul nii de ñu ne benn liste Yewwi Askan Wi sur 53 xaw ma wala 54 boo ci boole liste nationale donte liste bu am solo la ndax mooy listu Ndakaaru waaye dañu ne benn liste Yewwi Askan Wi la Macky bëgg a naxasaayal coow li ne gàññ loolu day firnde benn mbir mooy fi Yewwi Askan Wi tollu réew mi yaakaar bi askan wi am ci Yewwi Askan Wi yaakaar googu nag ku woote boppam leader te nekk ci Yewwi Askan Wi waroo ko fàtte parce que dafa mel ni bu boobaa xamoo lan moo ñu tax a jóg dama koy wax ci sama bopp wax ko ci képp kuy leader Yewwi Askan Wi ndax yéen Yewwi Askan Wi dafa am fu mu jaar waaye semaine ngi nii réew mi dafa taxaw ngir loolu gëm naa ne bu doon bokk yaakaar la coow toll nii loolu dafa am fu muy toll su dee fàtte nga askan wi su dee fàtte nga askan wi xamoo lan moo la andi woon ci Yewwi Askan Wi parce que wax naa ko ñaata liste lañ fi andi leen ñoo xam ne dañ leen ne du ngeen participer du tout ci élection bi ñun dañu ne ci benn département ngeen dul participer waaye semaine a ngi nii réew mi dafa taxaw ngir loolu gëm naa ni bu doon Benno Bokk Yaakaar la coow li du toll nii kon loolu firnde la ñun askan wi deseluñu dara te am na lu muy xaar ci ñun mooy ñu mën a fàtte suñu bopp tuuti waaye man la rek man la nañ ma fal su dul man réew mi defe naa woykat bi loolu la waxoon loolu dafa rafetul nañu waxante dëgg su ma defee précision boobu nag dinaa wax ni salle bii lañu daje gën saa gudd def naa war na def 15 jours ci gannaaw ñu réunion ñu ne léegi dañu war a tabb bi ñu waxtaanee Cheikh Tidiane wax fàttali na ko léegi dañu ne woon nañu fexe ba 70% des leaders nañu dem ci département yi parce que élection bi ci département yi la du ci liste nationale li gën a yomb ci élection législative mooy nga ne maa ngi làqatu ci liste nationale te dañ ma fexe ba def ma place bu may nekkee député waaye élection bi ci liste nationale ci liste départementale yi lañ koy gagné bañ na ba moom bi ñu demee ba coow am ci naka la ñuy def ba joxe 7 députés yi ñu war a mottali bi coow li amee dafa dem jël ay député ci liste nationale yóbbu ko ci liste départementale parce que foofu la enjeu bi te mu leer ni moom li mu am ci ay kàngam lay tabb ci liste ci département yi ba pare sàq xaalisu réew mi ay milliards jox leen ne dem leen ngeen gagné ci kon ñun bu dee ay leader la ñu am ay leader kii ne man maa ngi dëkk département sangam kii ne maa ngi dëkk département sangam même soo gañewul sax mais leader bu nekk war na am sañ-sañu peesewu
moo nga nekk rek ci liste nationale laa bëgg a ne ba mu des ñett wala ñeent defe naa jante la ak Abdou Karim Fall Babacar Diop defe naa ak est-ce que du maître Moussa Diop wóoruma en tout cas amoon na ñeent nu mu tuuti yu ne moom ñoom dinañ dem seen département ñeneen ñëpp ne liste nationale ci loo xam ne 30 leaders la pour 53 postes ci liste nationale bi bu dee 25 góor lañu boo dugalee parité ñoom rek ma léegi 50 dem na te ñëpp xam nañu liste nationale nag kenn mënu fa am 50 du Benno du Yewwi du kenn ku mun a am 50 ci liste nationale à moins que nga gagné à 90%. gisuma ku mun a am loolu ñu wër gisuñu solution mu am ku def proposition moo jum Habib Sy la ne lii mun nañ fi fanaan du ñu am solution te ñetti fan moo ñu defee pour dépôt liste yi maa ngi proposé comme Khalifa Ababacar Sall du candidat te mooy président conférence des leaders nañ ko bàyyi mu dem daal di def les investitures te ñu wóolu ko mu am MRDS bokkum ne man d'accord naa partiellement d'accord naa ñu jox ko mu dem préparer liste yi mais su paree daf koy andiwaat fii ñu xool bu ñu d'accordé déposer bu ñu d'accordul ba ci discuter. comme Khalifa Ababacar Sall du candidat te mooy président conférence des leaders nañ ko bàyyi mu dem daal di def les investitures te ñu wóolu ko mu am MRDS bokkum ne man d'accord naa partiellement d'accord naa ñu jox ko mu dem préparer liste yi mais su paree daf koy andiwaat fii ñu xool bu ñu d'accordé déposer bu ñu d'accordul ba kii discuter Khalifa Sall ne leen confiance day mat wala du mat su ngeen ma joxe da ngeen may bàyyi ma dem def liste yi déposer waaye su dee ngeen ma war a delloo si fii ma bàyyi leen ak liste yi ngeen def ko ñu def tour de table mujj gi ñëpp dëppoo ni jox nañ ko pour mu defi liste yi réserve bi ñu lever ko mu ne la nag su ma koy def dinaa consulter ñenn ci leader yi loolu moo fi amoon fii kon nit buñ ko waxee loolu mu dem defar liste déposer liste ba génn méngoowul ak yaakaaru kenn ku ne parce que nag ala kulli xaal munoo fi woon fexe ba def liste bu kontaan loo ñëpp munul ne te loolu ñëpp xaaral ba investiture yi génn ci ñeneen xam nga ñëpp a ngi nëbb seen investiture man de fi ma toog nii gisaguma suñuy liste départementale defe naa Cheikh Tidiane gisagu ko liste nationale bi ko gars yi fuiteloo mu génn ci laa woo Déthié Fall ne ko je veux voir la liste nationale ba xam ndax lii ma gis nii ak li ñu jàllale ci biti benn bi la gisaguma liste départementale waaye liste yi bu génnee gisuma fan la coow di mucce peut-être ñoo xam ne ñoom amuñu problème mu surcharge dañuy wër sax ay nit yi ñuy dugal ñooñu duñu am problème boobu mais ku fi am coalition bu mag bu liste yi génnee coow li ne gañ kon loolu dafa ànd ak investiture kenn ku ne am nga lu la neexul ci investiture bi dañ koy wax ndax man mii bokk naa ci ñoo xam ne Khalifa Sall consulté na ma lu bari lu ma ko waxoon lu ñu waxante woon gisuma ko ci liste bi ma jox leen ci ay mandarga waxtaan nañu ma ne ko leader sangam je n'ai rien contre lui au contraire beaucoup d'admiration la am ci moom intellectuellement waaye warul nekk ci liste bi ndax bi ñu demee élection locale dafa ne d'accordul ak ñun parce que investiruñu ko mu génn daal di ngeem bu dem ci beneen liste kon li Yewwi am tey du ñàkkam mënul dellu suñu dugal ko ci liste bi bàyyi ñi fi newoon direy seen bopp ñu sànni leen fële ci àll ba kon warul nekk sax ci liste bi ensuite ñi fi nekkoon di sonn parce que tamit dañuy waxante dëgg Cheikh Tidiane wax na ko léegi gis nga investiture lu jafe la parce que bëgg nañ ko dégg bëgguñu ko dégg coalition bu ne dafa am parti yoo xam ne yàlla moo dogal ni ñooñu ñoo ëpp doole
bu mobiliser jotee ñoom ñoo mun a mobiliser bu dem toog ci l'ensemble des bureaux de vote jotee ñoom ñoo mun a am l'appareil politique buy toog ci bureau de vote yi bu génne xaalis jotee ñoom ñooy génne xaalis bu campagne jotee ñooy mëne campagne bi kon dafay jaadu ñooñu tam bu desee lu dul def ay investiture ñu fexe ba seeni militant bañ a décourager muy lu jafe nag yéen ñëpp gis ngeen li xew ci élection locale yi bëri na foo xam ne mënoon nañ ko gagner mais on l'a perdu parce qu'on a voulu faire des équilibres militants yi ne la lii d'accord ma ci parce que kii xamuñu ko musuñu koo gis fii ngeen xëy nañu moom ngeen di teg fii mais on a fait des efforts parce que ànd bu ne di nga essayer xam xool loo bàyyi kon parti yi nga xam ne tey ñooy tirer la coalition parce que c'est ça loolu nag yàllaa ko def bu ñuy def investiture dañ leen war a sédd dañ leen war a jox loo xam ne dina mun a sax tax ñu layoo ba appareil bi topp moom it parce que appareil bi su toppul du ñu am dara tous duñ ko am loolu jaadu na on dit que telle personne n'est même pas leader on l'a placé avant tel ou tel autre mais c'est benn appareil la bokk boo xam ne rôle bi muy jouer ci biir mbir mi c'est un rôle central pour ñu mun a am résultat bi ñu bëgg te malgré tout du ñu am lu ñu bëgg mukk parce que kenn ku ne ci ñun say parti ngi bëgg a tas parce que les militants à la base aussi ñoom jàpp nañ ni voilà ñun suñu parti ni mu toll et cetera et cetera te loolu it leader bu ne da ko war a bañ ak ay militants am na loo war a fexe ba yóotu c'est normal mais bul nangu mukk say militants bëgg la gëmloon da nga war a jël lépp parce que suñu amuloon besoin def coalition kenn ku ne bu wóoloon ni moom mun na demal boppam moom dong jarul ngay dem coalition mais doone damay ànd ak nit ñi ba pare ñëpp dama leen ni wéq ñu dem fële man ma dem man dong donc loolu it ñun waruñu koo nangu suñuy militant bu li si génne di ngeen gis coow li bëri maa fi njëkkoon maa fi defoon li maa fi la te amul lenn loo xam ne dafa méngoog li sénégalais di xaar ci ñun waaye maa war a falu loolu rek mooy coow li man la sudul man réew mi tas na parti bi tas na dem naa sama yoon pression yooyu souvent les leaders di subir mooy andi yu bëree bëri te nañ ko gis après mais comment trouver le juste équilibre muy exercice bu jafe donc ñu waroon def investir ci base boobu beneen mandarga bi ma mun a joxe man dama jàppoon ni bu ñu génnee ci loolu nañu xool ay leaders yoo xam ne parce que gis nga mbooloo mooy doole ku vivre lu ñu vivre mois de mars février mars bi année 2021 Sénégal yëpp bu ñu jóguloon taxaw lan la honorable Aïda Mbodj joué ci affaire bi lan la Mamba Guirassy joué ci affaire bi lan la Cheikh Bamba Dièye joué ci affaire bi lan la Dame Mbodj joué ci affaire bi pendant ce temps amoon na ay leaders de mon parti yoo xam ne ñemetuñu woon sax jël seen téléphone nee nañ ils étaient sur écoute dem wut fu ñu gas suulu kon dafa am loo xam ne dañ ciy toll da nga soxla doole ñëpp pour jëlee fi li fi ne loolu indi coalition et il faut trouver le dosage qu'il faut le dosage parfait n'existe pas te du mus a exister mais su dee def nañu loolu man jàpp naa ni am na ñoo xam ne peut-être yoruñu appareil yu rëy rëy yoruñu parti yu rëy rëy mais man gënuma leen sonn ci coalition bi bu ñu dooree ba léegi ñu ngi fii ci premier rang yi fu ñu mus a fanaan àll ñu nga fa fu ñu mus a et cetera ces gens-là mérité ñu xool nu ñuy def ba ñu figurer en bonne place ça n'a pas été le cas pour certains ci ñuy ñëw te di bees man jàpp naa ni ku mel ni Dame Mbodj su taxawoon assemblée mais c'est un bon député te je l'ai défendu et j'ai été surpris de ne pas le voir sur les listes kon kenn ku ne ci ñun am nga lu la neexul ci liste bi dañuy waxante dëgg rek kenn ku ne am nga ko mais est-ce que mun na justifier ñu ne tey ñu tas coalition bi bu dee Sénégal moo ñu tax a jóg parce que Sénégal jeexul de commencé gul sax te bu ñu yàlla mayee ñu egg fi ñu bëgg a yegg bu dee servir rek moo tax nit ñi jóg liggéeyal askan wi ba dugg boîte vocale comme disent les gosses mais il y aura de la place pour tout le monde
kon bu ñu génnee ci loolu man dama jàpp ni kenn ku nekk ci ñun kuy leader war nga ànd ak tey ak dal. Jàllale TV. d'accord naa nga exprimer sa frustration dégg naa ñu ne Ousmane Sonko dictateur la dafa génne nit ci groupe WhatsApp bi leader bu ne dafa mer amul lu muy def lu dul bind naan l'ancien pensionnaire de Rebeuss voleur de riz et de mil dama lay génne ci groupe bi. Jàllale TV. duma ci waxaale parce que c'est incorrect kooku démb ak barki démb xama woon loolu ci moom bu la defoon deuxième place nga ne wu waaji mooy waaja def la foofu nga dugal di saaga ma génne ko ci groupe bi te ku fi saagawaat ma génne ko ci groupe bi amul luñ ciy xaar donc groupe bi c'est un groupe ouvert débat yaa ngi ci yum gis na ku nekk ngi wax loo xalaat avec des mots yenn saay sax truc mais ay xaste ak ay saaga xaju fa groupe bi man maa ko créé ku ci wax lu dul noonu dama ko ciy génne et je l'assume alors Jàllale TV. ñu bëgg a wax tous les leaders nañu delloo ci seen xel askan wi dafa am yaakaar ci Yewwi Askan Wi